mu yónni doomam mu jëli ko ci diggante boobu la situation yi dégénéré alors tey yow en tant que commissaire de police bu fekkente ne ni benn élément nekk na ci terrain bi ban comportement la war a am ak citoyen bi nga xamante ne ni jàpp na ni kii yorul kayitu mat. bon damay delluwaat ci séquence bi nga jiital. contrôlé nañ ko am na pièce bi nga xam ni yoru ko woon. yónni na doomam pour mu jëli ko. oui situation contrôle bi mooy yorul pièce bi. pièce bi teewul ci situation bi moom la nekk loolu moo nekk ci relation am ak alkaati bi. bi ñu demee ba ci biir alkaati bi def ko injonction pour mu yóbbu oto bi fi nga xam ni moom fa lay liggéey parce que mënul taxaw ci poste bi mu nekk di continuer di gérer benn cas alors que moom situation wu circulation bi la nekk ici pour superviser ko. pour taxawu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci circulation bi pour que circulation bi dox normalement. loolu ci diggante boobu su fekkee am na lu ko opposé ba motif génn si pour ñu jàpp waa ji dañ naan lan moo xew ci diggante bi. nan la ki ñu ni jëlal oto bi nga yóbbu ko police pour ñu gaare ko foofu en attendant nga justifier ni yow nekk nga en règle kooku nan la accueillir loolu ak lan moo dox seen diggante toujours est-il que. alkaati bu nekkee ci circulation. principe bi mooy dafa am mission bu fi nekk. mission bi mooy superviser circulation c'est-à-dire taxawu teewu. ci circulation bi. ba nit ñi xam ni kenn bàyyiwu leen tali bi ak jumtukaay yi ñu yore ñu ciy def lu leen neex. taxawu teew bay fàttali ci xelu doomu aadama yi ni lépp luy dox ci kaw tali bi ak yoon ak nit ñi ak engins yi ci biir yoon la war a dox. taxawu teew ba ku nekk kuy dox ci circulation bi balaa ñu lay interpeller nga xam ni yow am na loola war par rapport ak li ngay dawal. am na lu la war par rapport ak fi ngay dawale am na lu la war par rapport ak ñi ngay dajee ci biir circulation bi donc am na lu la war par rapport ak yoon. loolu yépp bu dajaloo dafay nekk ñaar. alkaati bi dafay superviser circulation bi dafa am nu muy xoolee nit ñi dafa am lu muy contrôler circulation bi dafay am nu mu leen di dimbalee pour que ku nekk dox li ngay dox mais dafa am nu muy seete ku nekk ndax yow mii li la yoon sas mu ngi ci yow loolu moo indi contrôle bi. contrôle bi mooy taxawal yow gisaguma loo def mais est-ce que kayit yi mat na. gis naa loo def lu war a tax ma wax ak yow est-ce que gis naa ko taxawal ma wax ak yow. ci biir loolu yëpp nag dafa am formation bu mu am formation boobu nag léegi mooy commander comportement am ci li nga xam ne noonu lay doxalee liggéey bi formation moo koy commander parce que ñëwul rek taxaw ñu ne que génnal sa kër nga ñëw dafa ko tàggat won ka liggéey bi nan la won ka lan mooy mission am won ka lan la war a mën a def ci cas bu nekk. loolu mooy ndax policier bi attitude bi mu adopté ci digganteem ak Cheikh Niass ndax noonu la waroon doxalee. danga may wax nan la adapté ma mën ko analyser. parce que suñu dégg-dégg mën na bañ a bokk. moom laa lay expliquer fàtte na ay papier am yónni na doomam donc mbir mi dem teelee ji ca commissariat ba am garde à vue est-ce que ni mu procédé noonu la waroon procédé. mënoon na gën a gaaw loolu. bi mu ko contrôler rek génnewul kayit séquence su contrôle bi yónni sa doom pour mu indi kayit bi bokku ci xaw ma ndax comprendre li ma la wax. effectivement yow laay déglu kooku. pexe bu waa ji def la pour génn foofu mais moom moo amoon obligation biñ koy contrôler mu teewal li ñu koy laaj yëpp alkaati bi may na ko mu dem jëli ko yónni doomam mu jëli ko wala mayu ko dégg na ko wala dégg ko alkaati bi nekk na témoin wu loolu ci kanamam loolu yëpp amee mais moom fi muy continuer mooy kii kat joxuma kayit bi ma koy laaj kayit gaa ngi kër ga kayit bi newu fi situation wu contrôle bi fii waruñu ko résumer foofu rek alkaati bi day wax joxe suite duñ ko seet ci comme yónnee na alkaati lu muy def déedéet dafay jox suite action am kii yorul kayit kon oto bi warul des fii dañ ko war a yóbbu fi nga xam ni fa la ñuy gaare oto yi nga xam ni moom la ñoo yorul seen kayit mooy seen kayit matul immobilisation mooy ou bien ñu teg ko fii pourquoi parce que dafa am luñ ci war a def wala mise en fourrière ñu yóbbu ko fi ñuy mettre en fourrière ci lieu de fourrière yi parce que ay kayitam matul loolu mooy ñaari attitude yi mooy am su doom ji demee nag ba dellu si ba indi kayit yi ba nu vérifier que ni am na ko ñaar moo am waaw am nga sa kayit mu ngi nii am nga sa kayit wante présenté woo ko woon su fekkee ni yoon dafa édicté que ni soo amee kayit gi même boo ko amee même boo ko présenté wul daan dina dal sa kaw daan dafay dal sa kaw su fekkee yoon dafa yaatal ba soo indee kayit gi rek ñu bàyyi la nga dem sa yoon à ce moment yoon dal sa kaw dañ lay jox sa oto nga dem. mais moom commissaire est-ce que bâche bi également nekkul ci problème formation bi tout à l'heure yaa ngi koy junj ci sa biir wax par rapport ak formation yi ñuy def takk der yi tey dañuy gis ne yenn saay bu ñu tasanteeg nit ci tali bi sax seen comportement bu ñu waxee parfois dina indi benn altercation ci diggante citoyen bi ak takk der bi.
dafa di ñaari acteurs yu daje. ki nga xam ne mission mooy contrôler ak ki nga xam ne dañ koy contrôler. ku ci nekk dafa am ay force ak ay faiblesse. bu fekkee ni lu rëq ci diggante ki ñuy contrôler ak ki koy contrôler rek ñu ni est-ce que ki koy contrôler def na li mu waroon def est-ce que ki koy contrôler formation mat na est-ce que ay jumtukaayam intellectuellement ak professionnellement mat na rek dañuy dëngal problème bi. dañu nekk ci d'abord ñaari nit yu dajaloo ku nekk ñëw ak ni nga gisee li nga xam ne moom ngay dund ci benn situation bu donné kii bien que yoon dafay dal ci kawam am na culture am nu mu ko may pour que mu comporter ci loolu mën na mat ba ni que sama waaye de te dëgg mais mën na matadi moom tamit ba loo ko wax rek mu gis boppam loo ko wax rek mun na am naa ci droit aw ma ci droit waroo def lii am naa ceci cela alkaati bii tamit nanu d'accord ni luñ ko formé ci téeméer yoo jël wala ñaar téeméer yoo jël di nga ci gis benn nit nga xam ni ou bien day matadi ci formation ou bien nitam day mat a jot mooy am na situation bu amee rek dootul alkaati moo fay nekk nitam moo fay nekk donc li muy réagir du liñ ko formé li muy réagir mooy nitu boppam ci situation bi nga xam ne moom lañ fay gis loolu yëpp nag dafay possible que luñ leen formé mu am lu des. mais le plus souvent c'est la police qui est pointée du doigt le plus souvent police la ñuy wax ci wàllu bavure policière chaque jour ñoom la ñuy tudd parce que lii duguleet chaque fois dañuy gis ne amoon na fi ci temps yi ñu génn cas similaire yu mel ni bu Cheikh Niass bi mais tey jii est-ce que mënuñu jàpp ne c'est l'impunité qui est en marche. que l'impunité instant bi moom moo nekk di dox fu mu toll nii. waaw mais xam nga il faut que ñu indexer police parce que man mii di wax ak yow. à chaque fois que situation am. quel que soit nu ko police justifié. moom moo am tort. xam nga lu tax. parce que moom moo yore sas bi. te dafay liggéeyal askan wi. te situation bi bu taxawee au-delà ki ñuy jàkkaarlool interpellation bi ci rapport am ak askan wi la. donc cas d'école lay doon tout le temps ci police non pas mu frustré wu ci dañ koy indexé mais cas d'école la war a doon ci police à chaque fois que situation tax ñu ni que yow la bi du tort yow la bi mooy. perception bu le commun des Sénégalais di am ci situation bu nekk parce que su fekkee ni situation bu dafa am ku nekk ci ñun day am tendance su mettre du côté gi nga xam ne moo nuroog ku néew doole muy victime bi celui qu'on contrôle mooy nekk ki nga xam ne dafa bokk ci askan wi te nga xam ni contrôle muy activité bi nga xam ni dafay activité buy comprimer nit buy activité buy wàññi nit activité buy dal ci kaw nit wàññi ay pexe wàññi que à la limite sax forme agression légalisée la. loolu nit ñëpp dañ koy sentir mu dal sa kaw wala mu ñàkk dal sa kaw. police moo war a seet nu mu koy exercer. loolu nag ci amélioration de comportement yi moo tax man la.